télévision Futur Média mbokk yi nuyu ñu leen rafetlu seen ànd ak ñun fas yéene ànd ak yéen ci xibaaru marax yi ci télévision Futur Média li ci gën a fës bokk na ci gouvernement bu Sénégal bi ñuy séntu suba kon ci dimanche ji yam ak benn fan ci novembre ca la ñuy xam gouvernement boobee nan la tëddee ana yan ministre ñoo ci teg nekk ak ñaata la suba bu 4 heures ci ngoon jotee xibaar bi ñu koy séntu ca palais de la République mu di information bopp ñoo ngi ko jëlee ci RTS di radio télévision Sénégal. lu aju ci exploitation phosphate bu Ndendori ca diwaanu Matam askan wa nekk ca diwaan boobee lu aju ci seen i ñaxtu ña ngi koy wéyal boobee ba léegi li ñu bëgg daal moo di seen suuf sa nga xam ne dañ ko war a jël di ko bay ñu jox leen ko ndax dañ cee def lu aju ci phosphate bu Ndendori boobee ba léegi nag ñoo ngi ñaqal gouvernement bi ngir mu dellu ci ginnaaw sàkku ci pexe waaye it di tuumal maire bu Amady Ounaré ak it maire bu Ndendori ci ne seen loxo génnul ca la xew ci moomile mbir. meneen mbir mu di ñàkk kaaraange goo xam ne nemmeeku nañu ko ci diwaanu Mbuur ak li ko wër ay kër yu bëri yoo xam ne ay samba boy yu yor seen i ngànnaay ñoo fa jox ci diwaanu Ngaparu Somone ak Saly mat nañu fukk ak juróom ci defkati ñaawteef yooyee nee nañu loole mu tiital askan wi ba ñu nekk ci jaaxle ak njàqare ñu bëri nag la leen gën a tiital mooy daal borom defkati ñaawteef yooyee kon kenn tegu ga leen loxo ba fi mu nekk ni donte sax gendarmerie ubbi na ci enquête waaye ñoom askan wi seen bakkan jamono ji mi ngi nekk kon ci xottu gerte. réewum Côte d'Ivoire askan wa tey ji xëy dugg ci mbañ gàcce ngir di tànn ka war a jiite réew ma fii ci réewum Sénégal doomi Côte d'Ivoire yi nga xam ne ñoo ngi fi te fare ci tey jàppal tànk kon parti fare ci kujje politique gi la seen kilifa yi ca Côte d'Ivoire wax mu di ñu du muy élection yi ñu bari ci ñoom kon loolu la ñu wax nee nañu daal li ñuy bañ mooy Alassane Dramane Ouattara am ñetteelu mandat ca bopp réewu Côte d'Ivoire googile des na ci defub reportage ci xibaaru timis yi mbokk yi li mooy li gën a fës ci xibaar yi bu ngeen taaxirloo ñu faram fàcceel leen ko. dellu leen nuyu rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média am mbégte ànd ak yéen ci xibaaru timis yi doore kook lu aju ci gouvernement bu yes bi nga xam ne ñoo ngi koy séntu ci Sénégal gannaaw keroog ay décret yu président de la République def jëm ci tas gouvernement bi waaye it am ñenn ñu amee woon ndombay tànk yooyu tekki woon na ko bokk na ci bu njiit Aminata Touré njiital conseil économique social ak environnemental bopp Mahammed Boun Abdallah Dionne ak bopp Jean-Maxime Simon Ndiaye war a taxawalaat beneen gouvernement ñu di ko séntu léegi leer na ne gouvernement bu yes bi suba kon ci dimanche ji yam ak benn fan ci novembre ca la ñuy xam nan la gouvernement bi di tëddee ñoo ngi koy séntu ay boori 4 heures ci ngoon maanaam 16 heures xibaar bi war a jóge ca palais de la République mu di information boobu ñoo ngi ko jëlee ci suñuy naataango yu télévision Sénégal di RTS. lu aju ci phosphate bu Ndendori nekk kon ci diwaanu Matam askan wa nekk ca tig-tigal googee ba léegi seen i ñaxtoo ki xultu ñoo ngi koy wéel benn moo di seen suuf si nga xamante ne dañ ko waroon a bay mënatuñ caa teg loxo moo tax it ñu bëgg ci gouvernement bi mu sàkk ci pexe tuumaal it maire bu Ounaré ak bu Ndendori ci ne li xew li ñuy dund seen loxo génnu ci ab assemblée générale lañ doon amal ca Ounaré Ali Bandel ñaa ci ay leeral. gannaaw manifester yu amoon doole lool te gendarme yi ñëwoon disperser gaaña waa Amady Ounaré rek waa Ndendori kat toogaat nañu ci mbir mi addu jëmale nag ci li nga xamante ni ñoom la ñu di pep injustice bi ñuy dund boobu ak léegi bi ñu dooree exploiter phosphate yi ca gox ba ñu nangu seen tool yi nga xam ni fa lañ doon bayee boobu ba léegi nag ñu nemmeeku élu ya rawatina maire bu Amady Ounaré ak bu Ndendori taxawuñu benn yoon ngir fulaal seen àq ak seen yelleef lii kon moo tax ba ñu sumbi ab doxalin bi jur kon assemblée générale bi ñu doon amal la. population bi nga xam moo nekk ci gox bi am na sañ-sañ yaakaar ni bu miin bi ñëwee développement dana am mairie bi dana am ay moyens jeunes yi danañ toog baykat yi danañ mën a bay ñi nga xam jël nañ seen suuf ñu nangu ñu jël seen suuf ñu mën leen dédommager xalaat yu rafet yooyu yëpp moom la population bi amoon bi miin bi egsi ñu ngi toog di xaar bi métti na gisaguñ dara comme gisaguñ dara population yi am nañ droit ñu jóg taxaw ni gisuñu dara parce que li ñuy yëg keneen du ko yëg à la place ñi dëkk fii ñoo koy yëg keneen yëgu environnement bi dafay dégradé par exemple day yàqu rek dégg ngeen fi guddi buri boo xam ne mooy sonal waa Ounaré duñ nelaw gis ngeen camion yi ñu ngi jàll ay risque accident proposition bi ñu njëkk a def mooy nañ def benn cadre de concertation benn kuréel boo xam nit ñi dañuy toog di waxtaan ak ñan pas waxtaan ak mbuuj dañuy waxtaan ak directeur SONIPA dañuy waxtaan ak directeur CRD dañuy waxtaan ak kilifa mairie bi waxtaan ak kilifa administration mais pas mbuuj beneen bi dañuy laajte est-ce que Fouta bokkul ci Sénégal
président de la république son excellence Macky Sall mu ñëw taxaw ci problème bi mu réglé. donte jàmm gi ñëwaat na gannaaw bi ñu libéré mbooleem ndaw ya ak dirigeant ba mouvement bi ci boppam population bi fare ci zone minière bi ba léegi ñu ngi toog ci seen ay dàll tey ji nag émigré yi maanaam ña nekk ca bitim réew dugal nañu seen loxo ci xeex bi ak njàppandal gi ñuy jàppale ñi nekk file lépp rek ngir ñu ñaan sàkku ci njiitu réew mi mu indi leeraange ci anam bi nga xamante ni noonu la ñuy exploité phosphate yi te ba léegi ñoom gisuñu ci seen bopp. Aboubacry Sow mooy njiital SAED mi ngi xelal guney réew mi ñu gën a sukkandiku ci mbay mi bàyyi xel ci mbay mi ndax teraanga mën na caa jóge waaye gis na ne lool mbir la moom bu ñu ci jàppee dinañu mën a gën a xeex immigration clandestine mu di gaali looco yi gone yi mbëkk wutali bitim réew ngir di fa wut teraanga mu di kàddu yooyu mi ngi ko yëkkati moom Aboubacry Sow ci nimiku bu mu doon amal ci village yu nekk kon ca diwaanu Ndar lu aju ci campagne risicole 2020 bi la doon xool tolluwaay gi gis na lu toll ci ñeent fukki junniy hectares yi nga xam ne amoon nañ yéene bay ko fanweer junni ak ñaare moom def nañu ko mu di lool mbégte la ci amee Aboubacry Sow njiital SAED ñu déglu ko Ousseynou Diop Habib Seck. ñu leen di jaale seen i mbokk alors di leen wax ne xale yooyu nañu xam ne Sénégal am na liggéey mbay mi liggéey bu bari am na fi liggéey bu mun indil nit mu suturloo ci am ci xaalis bu rëy exemple bi may joxe rek mooy bi ma ñëwee fii ci Dagana fekk naa fi ay xale yu ndaw ñoom ñoo jiite union bi ay xale yu ndaw ñoom ñooy bay ci 2 junni ak juróomi téeméeri hectares yi fi nekk loolu nag lu am solo te pourtant ñooñu mënoon nañu aussi jël gaal yi xalaat jël gaal yi pour dem waaye bu ñu waxee ak ñoom nee nañu fii ñu ngi fii tedd di fi am lu ñu suturloo donc mooy wax xale yi Sénégal xam leen ne fii ci biir vallée bi ci biir Sénégal sax am na bu ñu ñëwee ci mbay mi wala ñëw ci càmm bi am na fu ñu mën a liggéeyee fi xam ne mën nañ ci tedd bu baax a baax moo tax nag dama yaakaar ne sax ce serait bien que ñu organiser ay groupe ñu ñëw di visiter fii xool nit ñi lañ fiy liggéey ceeb bi mën nañ ci am xaalis mbayum tamaate mën nañ ci am xaalis mbayum soble mën nañ ci am xaalis mbayum puloox mën nañ ci am xaalis mbayum pataas mën nañ ci am xaalis loolu yëpp mën nañ ko fi def te lu am la ay xale yu ndaw ñu génn université ñi nga xam ne c'est des diplômes de l'université ñoom ñooy liggéey ci loolu di ci am di ci tedd. diwaanu Mbuur bari na fa ci askanu loo xam ne jamono ji kenn nelawatul ba yandoor li ko jur moo di ñàkku kaaraange lu toll ci fukki kër ak lu teg la ñu gis ne ay samba boy yor seeni ngàndaay ñoo fa joox naka noonu it def fa naka sudul noonu mu jur tiitange ci askan wi mooy ca diwaanu Saly di ca Ngaparou di ca Somone askan wa ñu bari ñi ngi ci jaaxle ku njàqare jamono ji li leen gën a tiital sax mooy def kati ñaawte fii ba léegi kenn tegu leen loxo donte sax gendarmerie ubbi na ci blanquette Abdourahmane Diallo Mamadou Guèye ci leeral. lu ëpp fukki nit yor ay gànnaay jaas yi ak xeet gi ni mel ñoom ñoo daal di lëmbee fan yi Ngaparou Saly ak Somone fu ñu jaar nag def fa njombe. waa ji dafa njëkk a tiire fekk maa ngi nekk ak borom kër gi ci la ñu daal di dugg mu dóor ma daal di daanu mu téye xëcc soxna si dugg ak moom ci biir néeg bi ngir jël lépp li nga xam ne moom mooy ay bagage bi ñu génn see fekk na man ak borom kër gu góor gi ñu ngi ñuy tëral ci suuf yor nañu ay gànnaay yor nañu pistolet yor ay jaas yi yor ay marteau ak benn mbir mi nga xam ne moom la ñu dajjee buntu bi loolu sax lañ ma dóoree man ak borom kër gi. c'est ça ils ont pris pour casser la porte. bandi yooyu nag kër yu bari la ñu daal di toj ci petite côte bi fitnaal ay doomu aadama yóbbu seeni matériel ak seeni koppar. Mon premier instinct c'était qu'on se mette d'un côté parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut. bi ma leen njëkkee gis li ma njëkk a xalaat mooy laqatu mag sama xarit bi waaye mujjantal ga ñoom ñu daal di dugg sama biir néeg lañ daal di jël xaalis bi nga xam ne teg naa ko foofu ak ay saag yi nga xam ne ñoo fa nekkoon ñu génn daal di dugg ci biir kër gi daal di jël coffre-fort bi ak lépp li nga xam ne ay takkaay la li nga xam ne mën nañ ko yóbbu daal di koy yóbbu. Et des sacs dans la maison, oui bien sûr ils ont pris les coffres, ils ont pris tout ce qu'ils ont trouvé. ñi di def ñaawteef yooyu ak seeni gànnaay ba léegi teguñu leen loxo waaye gendarmerie di xamle ni ubbi nañu ab enquête te ñu ngi leen di wër. police bu Kaolack defub xayma jëm ci liggéeyam ci gàmmu gi la ñu xamle moo di lu toll ci 300 doomi aadama ak fanweer ak juróom-benn am lante nañu ak ñoom ñii lañ leen jàppee ñàkk sol masque ca la bokk am na ci ñoo xamante ne ji ñoom defeere nañ leen ñu toll ci ñaar mbirum càcc lañ leen di tuumal ñeenti ñu teg loxo ndax dañoo fekk ci ñoom yàmba lu aju ci ay wota yooyu it fourrière nañ leen lépp ci bilan bi police bu Kaolack def ci jamono yi gàmmu gi Ibrahima Diame Fally Gueye di ci indi ay leeral. ni police centrale bu Kaolack amoon na ko mu dem ci 530 éléments tax na kon ba service de sécurité publique bu Kaolack ànd ak seeni patron di Serigne Amadou Diop daal di def kon liggéey bu mucc ayib teg loxo doomu aadama yu bari yu nga xamante ni def naka sudul noonu moo leen taxoon a jóg bu ñu sukkandikoo ci seen bilan du mat 200 ak fukk ak juróom-benni doomu aadama daal dinañ leen interpellé ci opération bi ñu tàmbale woon ci fukki fan ak juróom-ñett ba fanweeri fan ci weeru octobre.
seetlu nag ñooñee nga xamante ni teg nañ leen loxo bokk na ci téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent yoo xamante ni takkuñu woon seen masque am na tamit yeneen fukk yoo xamante ni dañoo màndi woon di taxawaalu ci mbedd mi mu am ñeenti doomu aadama yoo xamante ni sinébar lañu fekk seen loxo yeneen ñett yoo xamante ni itam teg nañ leen loxo ndax dañ doon sàcc ba ñaar ya ñu yóbbu leen kaso ba tey lu jëm ci wàllu saisi yi dem ci wàllu matériel nag lu mat fanweer ak ñaari woto daal di nañ leen fourrière lu mat fanweer ak juróomi moto ñu daal di leen immobiliser li nag ay pièces lañu lu mel ni ay carte grise wala boog permis lu mat juróom benn téeméer ak fukk ak ñeenti pièces nangu nañ ko lii di accident de la circulation yi nag police tamit daal dina ci enregistré lu toll ci fukk ak juróom benn waaye amul benn doomu aadama bu ci ñàkk bakkanam bu dul ñi ci jëlee ay gaañu-gaañu. douane Sénégal teg loxo lu jege tonu yamba ak genn wàll ña ngi ko jàppee ci diwaanu Tambacounda mu di ñollu joj bu ñu ko xayma koppar yi war naa toll ci ñaari téeméeri million ak juróom-benn fukk ñi nga xam ne nag ci ñooñee la ñu fekk yamba joojee kon jàppee ko ca tig-tigal wi dox diggante Sénégal ak Mali mu di ca frontière ba ñoom jotuñu leen a teg loxo waaye yamba ja ñoom mujj na ca loxoy douane Sénégal Moussa Omar Gueye Amadou Diédhiou ciy leeral. donte woon seq nañu ay jéego yu am solo ba jàpp ci sinébar loo xam ne buñ ko xaymaa ci koppar ëpp na ñaari téeméer ak juróom fukki million ci sunu koppar ñi nga xam ne ñoom ñooy douanier yi fare ci Kidira frontière bu Mali daal di wuñu teg loxo ñi nga xam ne ñoom ñooy def katu njombe soosu ba fi mu nee nii neex nañu mes mentañ mes dugg ci àll bi mër kenn tegu leen loxo. su ngeen seetloo ci weer yu ñu weesu li ñu jàpp ci sinébar mot na 5 tonnes ci ñeenti weer rek te ku xam sinébar ak ni mu oyofee 5 tonnes. dafa di loo xam ne li mën a yàq kenn xamul nu mu toll malheureusement loolu mooy écueil bi nga xam ne bi moom moo am ci sëy bi jàppuñu ci kenn ndax ki nga xam ne ki moom moo ñu jox renseignement bi nim ñu ko joxee leeruloon ba tax ñu mën a xam camion bi nga xam ne bi moom mooy bagage yi ba tax na ñun lan la ñu def dañoo li ñuy wax dañoo ratisser large jël camion yu baree bari yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw à partir moment bi ñu jot information bi te fekkoon na mu xaw a guddi ñu parqué leen ci suñu aire de stationnement bi pour xaar ci suba sa ñu scanné leen. kii di président tribunal d'instance bi nekk ci Bakel di Cheikh Sey xamle na ni fi mu nee nii nag lépp lu jëm ci wàllu xibaar ñu koy wesaare ci seen biir nekk na loo xam ne lu am solo lool. dana maintenir njàmbaarte bi ñuy wane sur le terrain mais aussi ñu jàll ba ci li ñuy wax xëy na partage d'information parce que léegi dëkk yu am solo yëpp dañuy koy def te dafa am njariñ xëy na du lépp ngay partager mais au moins loo xam ne dafay doxal sa liggéey ñu partager ko pour que non seulement ñu mun a jàpp aussi produit mais ñi nga xamante ni ñoo def ñaawte fi aussi ñu mun leen teg loxo atte leen. kii di commandant Ibrahima Gueye bu subdivision des douanes fare fii ci bët penku Sénégal Tambacounda xamle na ni li ñu jàpp bi yoon ci wàllu sinébar toll na ci ay colis muy ay xeetu brique yoo xam ni juróom fukk ak benn brique yoo xam ne wu ci nekk war nañ ko xayma ci ñaar fukk ak juróom-ñaari kilogramme muy chanvre indien wala drogue boobule waaye itim ba tey mu am ci beneen xeetu drogue bu ñu naan hashish loolu nag diisaayam wala toll ci juróomi kilogramme. Kanjo Mangana dëkk la bu nekk ca diwaanu Sédhiou seetlu gi moo di gone yu bari yu fa nekk di jàng l'école seenum njàng bu ñu amee li jaasab entrée en sixième yu ca bari dafay dakk sabab li moo di la ñuy dox ngir mën a dem ca CEM ba fa dafay sori bés bu yàlla sàkk daañu def ñaar fukki kilomètres ak juróom mu di lool dafay dem sax bu jural leen ñuy découragé di bàyyi am njàng leneen loolu it dëkk bu ruqe ba jur na ko moo di daal bari na lu fay meññee ci wàllu mbay waaye seeni borom fu ñu mën a jaar ba dem jaayi ko lañ dul am tax nag ñu bëgg ku leen dimbali leen ci bépp fànn Bakary Konté Xaali Jàmme. Kanjo Mangana nekk dëkk boo xamante ne digganteem ak Gambie ay kilomètres yi néew la chef lieu de commune la nag village la boo xamante ne amul collège ba tax na ba xale yi amee entrée en sixième ñu bëri si ñoom ci Gambie la ñuy dem daal di continuer seen i jàng. samay frères yu bëri nga xam ne ils sont en Gambie donc loolu am na ñun bi ñu daan di jàng dañu am âge ñu ne avec amoon na plus de 11 ans mais léegi da ngay gis xale bu am 12 ans am na entrée en sixième donc war a dem ba Bunkiling xale bi da ngay gis njàngam du dem dañoo mujjee bàyyi di dem defi leneen xale yi jigéen dañoo teel a bàyyi école di dem defi leneen loolu moo tax xale yi dañoo préféré dem di jàngi ak Gambie aussi dañu am ay internat xale dañ fay lekk bu ñu wàccee dañ fay lekk dañu am ay blouse donc loolu tam dafa am influence yoo xam ne day joué ki xale yi mais bi ñu amoon CMT nga gis xale bu am 12 ans am entrée en sixième mu nekk au côté de ses parents non seulement que parents dina ko jàppale mais xale bi dina am privilège di nekk si ay parents di mën a xëy di dem jàngi di wàcc. population yi dine dañu bëgg tamit ay piste de production wante tamit ñu bëgg électricité ci zone bi. bëgg nañ développement piste de désenclavement parce que tey boo produit ñun ci la zone rurale bu ñu amee mango wala ay produits yooyu bu fekkee ne amuñu lu ñu koy écouler day yàqu
mais tey bu ñu amoon piste de désenclavement ak un appui bi nga xam ne ay machines yoo xam ne mën nañu defal transformation céréalière dina mën a jàppale population bi quoi. te bëgg nañu état jàppale ñu ci extension haute tension bi mën a alimenter dëkk bi parce que actuellement avec le développement bu ñu amalee courant dañu mën a fonctionner. askan bu nekk fii ci Kandiom Mangana di ñaan gouvernement bi daal di leen may benn ambulance wante tamit jekkali travaux construction mairie bi boo xamante ne ay at ba léegi mu ngi taxaw ñu bëgg tamit ñu daal leen installé benn antenne téléphonique bu 4G. Bakary Konté ñeneen ñuy yëglu moo di chef de village ya ca département bu Wélingara assemblée générale lañ doon amal ci seen biir lañ ca bëgg moo di bëgg ñu gën a joxub cër métier chef de village seenu payoor ñu di ko bàyyi xel waaye it seen diwaan yi nga xamante ne ji kon ñoo ko jiite te ñu ca bari ci askano seen loxo jotul seen ginnaaw ñu leen di taxawu ci programme yooyu état ba nga koy teg lu ci mel ne Puma noonu sax la ñu ko tuddee leeral yi Abdoulaye Diallo. borom dëkk yi bokk ci fédération des chefs de village du département de Vélingara ñoo doon amal ab ndaje ca Sarekoli Salé ngir fàttaliwaat nguur gi ci lu jëm ci seeni mbirum te mu soxal seeni wàllu liggéeya 645 chefs de village noo fi jaje lan mooy suñu soxla depuis bu président Macky Sall ñëwee aucun chef de village amul motivation ak payor chef de village yi payor boobu du question chef de village département Vélingara rek c'est chef de village de toute la nation, de tout le pays. Vélingara bokk ay frontière ak ñetti réew yu dend ak Sénégal askan yu bile gox ñooy jànkonteel ak ay jafe-jafe yu bare. fii ci 645 villages yi ëppul au moins fukki villages yi nga xam ne dañu am courant électrification rurale et si désenclavement bi am ngeen par exemple sànq wax naa am na chef de village bu dëkk Koulintou diggante fii ak Koulintou ça ne fait même pas 20 kilomètres mais pour ñëw fii ci commune Sarekoli Salé il faut nga def tour Koungkané nga jaar bekki après nga ñëw ci commune puisque fii ci diggante bi doo ci mën a del dafa fees ndox piste de production amuñu ko. ñoo ngi sàkku dajeek njiitu réew mi ngir ñu wax ko seeni mbir la. bu doon suñu sago ñu rencontrer le président de la République ñu wax ko effectivement lan mooy suñu yitte lan moo ñu sonal fii ci département Vélingara am na ay soxla yu bari ci département Vélingara surtout pour électrification rurale surtout pour les pistes de désenclavement yooyu yëpp daf ñu manqué ak payor chef de village yi. yile borom dëkk ñoo fas yéene taxawal ab fédération régionale te ñoo ngi ñaax bépp borom dëkk bi ci biir réew mi ngir ñu def seeni moomeel mbirum xeex bi ñu sumbani ndax borom dëkk yi jot ci li ñu yellool. waxtaane mbas mi mu di coronavirus ci xibaaru timis yi ak bilan bi nga xam ne tey jii jot nañ ko mu bàyyeekoo ci ministère de la santé ak action sociale ci ni ñu ko waxee am na tey kenn ku ñàkk bakkanam ci coronavirus bi ci bilan bi ñu jot lu toll it ci ñi nga xamante ne ji ñoo amee woppi coronavirus ñu ngi toll ci fukk ak benn ci 24 heures ñu génn ñett yi ay cas contact la ñu am na juróom-ñetti cas communautaire amul tey benn cas importé boo xamante ne ji nemmeeku nañu ko mu di bilan bi ñu jëlee ci waa ministère de la santé ak action sociale. ndaje mi di réunion annuelle comité technique sélection d'orientation programme promotion l'entrepreneuriat des jeunes mu di kuréel goo xam ne dafa sampe ngir di tànn nees di mën a def ba tànn ci projet yi ndaw yi teg ngir lu leen dooleel ñu am yuñ ca tànn gunge leen ndaje moomee kon jeex na lu toll ci téeméer ak juróom fukk ak juróom-benni projet moom la ñu ca tànn seeni borom jóge ci fukki réew ak ñaar ci ñi nga xam ne ñoo bokk ci kuréel gi lu toll it ci ñaar fukki milliards ak ñaar fukki millions kan ak ñaar ngeen baal moom la ñu fas yéene génne ngir financer yooyu les projets waaye it taxawu seeni borom ba lañ koy séentu ñu am ko ndaje mag la ci tukkee Cheikh Sadibou Diarra Amadou Ba. Conféges joxe nañ seen subvention yi ngir taxawal ay entreprise yu ndaw loolu jokk ci seen programme bi ñu jagleel ndaw yi nekk ci seen fukk ak ñaari réew yi. Le PEPEJ se positionne de plus en plus. Le PEPEJ moom daal dafa taxaw nekk ab outil bu am solo boo xam ne jàpp nañu ci diwaanu francophonie dina mën a promouvoir bu baax a baax lépp loo xam ne moo nekk ndaw yi. ñu créer lépp jëm ci wàllu emploi mun nañu jàpp lu tolloog téeméer ak juróom fukk ak juróom benn ci ay projet moom la ñu téye ngir fas yéene leen financer ci tàmbali gi loolu nag toll na ci ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñetti ci millions ci sunuy koppar frais yi ci la ñu bokk bile financement nag buñ ko tàmbalee dina tax ñu mën a defar ay liggéey yu ndaw yoo xam ne di entreprise yu yemambaay ñu mun koo moom te ci loolu nag lu tolloog juróomi téeméer ci ay emploi direct dina ko amal 500 emplois directs. waa Sénégal seen 15 projets la ñu jël ak financement bu toll ci 22 millions de francs CFA
muy lu am solo ci jamono ji nga xam ni mbëkk mi dellu si na ci réew mi. di si remercier tamit communauté bi ak formation bu ñu ma jot a jox donc man la moo des ma liggéey bi nag suba lay commencer ma taxaw ci te tamit may ñaax ndaw ñu mel ni man ak ñu fi ne ñu gëm ne nit ku nekk mën na jëriñoo si. gëm aussi dëkk ci dëkk bi tekk ci dëkk bi donc lii bu ñëwee daf ñuy jàppale ci optique boobu. nekk exemple ci yeneen i ndaw. Cheikh Sadibou Diarra. élection ya ca Côte d'Ivoire tey jii askan wa xëy nañu kon dugg ca mbañ gàcce ngir tànn ci ñeenti candidat yi yootu kon jiite réew mi ana kan la ñu ciy tànn. fàttali ne candidat sortant di Alassane Dramane Ouattara moom it ma nga yóotu ñetteelu mandat ci jamono jooj ñu bari ci ñi faree ci kujje politique gi li ñu wax mooy ñoom dañuy dumuy yooyu les élections tey sàkku ci ñi leen di jàppal tànk ñu dumuyu ko maanaam boycotté ko ñu seetlu ne fii ci diwaanu Dakar it ñi nga xamante ne ji dañoo fare ak parti yi fare ci kujje politique gi ca réewum Côte d'Ivoire ñoom it topp nañu seen njiit yi maanaam élection yooyu nga xamante ne ñi ngay am ca Côte d'Ivoire ñoom dañu ko dumuy li ñuy bëggul daal moo di Alassane Ouattara am ñetteelu mandat ci réew ma ba taxoon tey jii ñu xëy def ab reportage ci ñoom ànd ceeg Cheikh Diop Lamine Mandiang. ñi leen teewal ñi féete ca kujje ga ca Côte d'Ivoire fii ci Ndakaaru noppi nañ ngir wan ginnaaw élection présidentielle ya ndax liñ mënta nangu moom moo di Ouattara amal ñetteel bi mandat. tey jile suñu teewaay bokk na ci wan àdduna wërngal këpp d'accord ñu benn yoon ci rek élection yi nga xam ne ñu ngi koy amal ca suñu réew. ndax itam mënuñoo nangu ki nga xam ne moom moo di Ouattara sampaat ndëndëm ca ndorteel la ñu sampoon seen ak ndënd ëppoon fanweeri candidat waaye mu mel ni nag ñu bëri ci ñoom dañ leen koo lànkal ba mu des ñeent ci ñeent yooyee ci la président sortant bi bokk moom mi ñuy tuumal ni moom moo jëf ju ni mel ivoirien yi le jàpp ne seen àq ak seen yelleef dañ ko salfaañee candidat yi ñeent fukki candidat lañu woon ak ñeent waaye moom Ouattara daal di koy yemale ñeenti candidat ci loo xamante ne ni nag campagne bi taxu ko demee noonu ay débat sax amaluñu ko bu baax ngir ñi nga xam ne ñoom ñooy jongante mën a wane seen bopp bu baax xam ngeen ne loolu jaaduwul. Côte d'Ivoire du nangu benn yoon Alassane Ouattara amaat ñetteel bi mandat ñi la féete ci guddi gi nag taxaw temb ngir tayle seen bakken lépp lu ñeel wàllu loi nag gis naa ne dañ koo salfaañe bu baax ñun ci suñu bopp ñu war koo mën a bañ ba tax itam may woo képp koo xamante ni rek da nga di ivoirien nga bañ a amal lu ni mel ndax loolee rek tax ñu mën a daal di rek fal ki nga xam ne moom la ñu taamu. Ado nekk ci bopp nguur gi lu toll ci fukki at Ouattara bëgg amal ñetteel bi mandat waaye ñi li xamle ne du si dal ndax daañu mànkoo ngir xeex lu ni mel. doomi Côte d'Ivoire yi ci réew mi it bëgg a woote ci ambassade bu Côte d'Ivoire foofee la ñu xëy woote ji seetlu gi moo di bari na ci ñoom ñoo xam ne dem nañu woote ji doon ñaawlit fitna yi nga xamante ne ji am na ci seenum réew di Côte d'Ivoire ci jamonoy campagne électorale bi reportage Mohamed Samb Diafara Ba. Abdou Karim di doomu Côte d'Ivoire bu yeewoo fii ci Ndakaaru mel ni ki rek Tiranga Njaay mi nga xamante ni si dañoo ñëw ngir voter si fii ci ambassade bu Côte d'Ivoire ci Ndakaaru ci biir jamono nag mi di fekk na mu weesu ñu ngi xamal ni sax ni wot gi ci wàllu boppam ñu ngi koy amal ci anam yu jaar yoon. C'est l'occasion pour nous. lii dina tax ba ñu mën a tànn ki nga xamante ni moom la ñu am yaakaar ne dina mën a suqali suñu réew. Le pays vers voilà le développement. wareef la ci ñun ñëw dugg ci mbañ gàcce yi de ndax itam lu ni mel mën naa tax jàmm daal di dellu si waat fa nga xam ne moom moo di suñu dëkk. loolee la ñu nemmeeku ci ñi nga xamante ni si ñoo di saytu wàllum vote gi fii ci Ndakaaru ñoom nag di xamle ni jot nañu jël ay matuwaay yu am solo ñeel wàllu bureau yi ak bulletin de vote yi. Il y a eu plusieurs influences ce matin jusqu'à présent. tey ci suba gis ngeen ne ñi ñëw wote si bëri nañu te lépp nag mu ngi amee ci dal fii ci ambassade bi am na juróom-ñetti bureau de vote yoo xam ne nag ñi ci bindu boo ko xayma toll na ci ñetti junni. On englobe tout ça, ça fait 3000 et quelques. Côte d'Ivoire ci wàllu boppam nag fan yi nga xamante ni ñu ngi doon waajal élection bi ak jamonoy vote gi bëri na ay violence yu ñu fa nemmeeku mu nekk ay doxu ñaxtu yoo xamante ni si léeg-léeg dafay ëpp loxo ba tax na yenn doomu Côte d'Ivoire yi di ko ñaawlu. La paix doit être
foog naa ne lépp lu soxal wàllu jàmm war nañ koo jëmmal ca Côte d'Ivoire naam mën nañoo amal ay ñaxtu waaye yàq ay alalu bokk moomeel gis naa ni du dëgg du yoon. Détruire les deniers publics, c'est quelque chose que nous condamnons. lim gi nekk lu takku ci ay doomu Côte d'Ivoire yoo xamante ni si ñëw nañ ngir amal seen wot fii ci seen ambassade bi nekk ci Point E mu nekk nag benn jongante pal njiitum réew boo xamante ni si jamono bi ñu koy amal fii ci Ndakaaru daanaka nag lépp loo xamante ni si jéeya la rek ñoom mën nañ cee mucc wuuteeg lool nag la xew fële ci seen réew. loolee moo ne woon xibaaru timis yi ci télévision Futur Média gërëm leen ci ni ngeen ko teewloo sant leen 20h xibaar yi na dellu si ci français da ngeen ci ànd ak Cheikh Tidiane Diaw mbokk yi yàlla ñu yàlla dolli jàmm ñu fanaan jàmm.